ñaan ci ñëpp ziar bu baax sunu kilifa diine yu tedd yi waaye it kilifa politique yi kilifa aada yi di ñaan suñu borom jàmm di ziar di gërëm Souleymane Niang ni ñu ko waxee directeur bu information groupe Futurs Médias Souleymane ñu ngi lay gërëm di la sant ci teewaay gi taxawaay gi di gërëm monsieur le directeur général Birame Ndour ni nga ko waxee ak tous les directeurs tout le personnel ndax xam naa ni fi ñu toll ñoom ñëpp seen xel mu ngi fi bi xew-xew bi amee ba tey it auditeurs yi il ne cesse d'appeler ñoom ñëpp seen xel ñu ngi fi mais Kolos ginnaaw bi ñu sante suñu borom parce que gis nañu dégâts yi foo ko natt wees na fa dégâts matériels yi waaye ñun dañuy sant suñu borom bi ñu leen fi fekkee ak bakkan waaw le personnel l'équipe du soir ñu ñëw fekk leen fi ak bakkan loolu la ñuy njëkk a sant suñu borom subhanahu wa taala soo ko ñëw ci wàllu yàqu-yàqu yi di ko méttitlu ndax ku ne xam nga effort yi borom kër gi def fan yi ci ginnaaw kër gi boo fi ñëwaan xam ni li fi ne ay téeméeri millions ci wàllu investissement ginnaaw monsieur le PCA monsieur le directeur général ñu gërëm leen gërëm madame Ba ci taxawaay gi palais de l'immobilier kon boo ñëwee tey gis kër gi sa yaram dafay daw waaye ni ma ko waxee ñun xam nañ ni seen bakkan rëcc moo gënal borom kër gi xam nañ ni seen bakkan rëcc moo gënal les auditeurs moo gënal waa Sénégal kon ñu ngi leen di ñu ngi sant suñu borom ci fànn woowu di ñaawlu nag li xew ndax lii moom bettum boobaak léegi avant sax lii di am ci mbas mi avant mbas mi su ma masaan ñëw ci kanamu micro bii lan laay woote Kolos ci réew mi jàmm parce que dama xam ni ci la lépp xel dama xam ni buy taw kenn du fobeek wala boog doo mas a setle Sénégal nag jamono yi actuellement foofu lañ toll j'en profiterai pour demander à tout le monde ñu woote jàmm ba noppi soo ko wax waxi naka la ñuy def léegi pour ñoŋal démocratie bi actuellement mu ngi taw xeer yu métti ci réew li war mooy ñu bañ a fobeere nañ fexe nu taw bi taxawee ba pare ñu soog a fobeere mais daal loo ci mënti dégg rafetlu li xew tey RFM ndax bu weesoo le droit à l'information bu auditeurs yi am bu weesoo ñi nga xamante ne journalistes yi ak seen sañ-sañ lii ñu ngi koy ñaawlu te di encore une fois rappeler à l'État du Sénégal son devoir ndax boobaak léegi maa ngi koy wax di ko baamtu Souleymane du ma weddi keroog bi ñu nekk ci antenne bi xëy naa wax ko waxate ko ci ngoon à chaque fois dama doon baamtu ni je rappelle à l'État du Sénégal son devoir son obligation d'assurer aux Sénégalais leur intégrité physique et leur bien kooku boobu seenoon naa lii ndax ku gis xale yi ci mbedd boobaak léegi xam ne lii kenn xamul lu mu ñu ngi nag regretter vraiment ce qui s'est passé ce soir à la RFM di sant suñu borom bu baax parce que nee naa la ku ne jàkk kër gi xool ko la ngay njëkk a xalaat mooy ndax bakkan des na fa ba noppi kon balaa ngay wax matériel balaa nga ne naam ne fa mais ñaawlu nañ ba fa ñaawlu yem taxawaay gi du nag soppi dara lu toll ni dara fatal ay nit ci nañ daa liggéey ndax groupe Futurs Médias ñun du ñuy faral di wax en dehors du travail ndax xam nañ ni nit ñi soxlaawul lu may suñu liggéey waaye nag ku gërëmul nit doo gërëm suñu borom ñun suñu président conseil d'administration Youssou Ndour bu ñu ko gërëmee bu noppi dañ leen di seedeel ni en tout cas ci man ci Souleymane ci ñiy toog fi ku ne mën na ma seede parce que man jomb naa di wax samay nawle di ma wedde dañ leen di seedeel ni du ñu toog fii mu woonu benn seconde ne wax leen lii wala bu leen wax lii taxawee leen nii wala bu leen taxawee nii ñun dañuy fàtte sax ni un ministre de la république moom kër gi parce que xam na ne ay professionnels la ko seetal te ci njëlbeen bi muy samp kër gi lu mu njëkk wax man damay def comme Real de Madrid yooyu lan def comme ça équipe c'est-à-dire que je prends les meilleurs ma indi leen ñu liggéey moom bu tëddee day nelaw di ngeen toog ay weeri weer di ngeen ko gis ak gët kenn du ma weddi ci liggéeykat yi ci rajo laay waxee en direct en plus c'est pas en différé lu ñu monté li may wax en direct la kenn du ma weddi di ngeen toog ay weer du ngeen ko gis di ngeen toog ay at du ngeen ko dégg lu may li ci nit ñi am ci seen li yàlla def ci moom une star internationale nit nag boo bëggul sa alal jàmbur bëgg alalam ndax Sénégal xam nañ ko Youssou Ndour waaye àddina ñoo leen gën a xam ko Youssou Ndour kon loolu aussi bu ñu ko seedewul duñu ay gor li tax ma def ko mooy nit ñi seen bopp li ñuy xalaat nekkul xel nag mun nay umpule dara di xalaat lu ci bari moo tax bu ñuy leeralante ngeen xamee ko ni Youssou Ndour feexal nañu ci liggéey bi parce que xam na ni ay professionnels la ko seet liñ fi def yépp ci kër gi responsabilité lañ koy defee avec des journalistes professionnels ñoo xamante ni man mii du ma xool sax lu ca bari la ñuy def Babacar Fall noonu Souleymane Niang parce que encore une fois dañ ko seet ak ay nawle des professionnels ba pare nag des passionnés moo tax encore une fois ñu ngi masawu ñëpp di gërëm auditeurs yi tous les soutiens yi kilifa diine kilifa aada yi mais au delà de la rajo RFM maa ngi ñaan Sénégal ñu war a wax ñu war a wax ak ñu ko mën a waxee ak canal bu ñu mën a jaar parce que du ma wax kenn noo koy waxee mais réew dina toll foo xam ne ku ca waxul ëllëg lu xew yow te Sénégal tollatul ci matériel
tey jii kenn xalaatatul lal bu nooy boo tëdd wala oto yaa ngi gis ñu naan lakk nañ oto yi nit ñi seen bakkan la ñuy rawale kon kay ngalla nanu ba suñuy intérêt personnel nanu ba suñu intérêt yi oto tabax ak yooyu ci sowi réew mi nanu suñu réew gënal suñu bopp ba noppi ñu bàyyi par loo gi péete gi Sénégal nag séddoo nañ ko ne xaal ku ne parti bi laa bokk ne chapelle bi waa ñi farak Sonko loo wax ci moom ñu saaga ndey ñi farak nguur gi loo wax ñu saaga la bu dee tarixa yi gis nga bu ma dee tijaan jéem a wutal sikk murit ba et cetera yooyu yëpp ay naxee mbaay la ay sénégalais lañu tey jii bu mu ñàngee amu ci kenn ñu ngi ko am visa génn réew bu Dakar wala Sénégal doon tàkkit day ànd tàkkaali bi ñu rek maar di ims waaye kenn mënut a ci ndax boo defee sa xalaat boo dawee sa xel dem ci sa doom jo nga ba sa ginnaaw sa soxna ba nga ba sa ginnaaw wala sa bàjjan wala sa mbokk wala sa dëkkandoo war nañoo rus jombale suñu bopp di gaañante suñu biir waaw maa ngi ñaan vraiment encore une fois ñu delloo si xel yi ci wax dëgg yàlla fexe ba xel di noot xol saa su ne dans toutes nos actions di leen gërëm di leen sant Souleymane di la ziar encore une fois di la masaw. El Hadj Assane suñu directeur fii ci RFM bokk ci kilifa kër gi maa ngi lay fay di la masaw. jërëjëf di nuyu suñu mbokku auditeurs yi ak ñi ñu seetaan suñu mbokku téléspectateurs yi gannaaw am na ñoo xam ne mën nañ ñoo seetaan ci réseaux sociaux yi di sant yàlla bu baax a baax. alhamdulilahi rabbil alamin gannaaw bi yàlla defee li muy def ba pare jaarale ko ci ay nit mu tudd tamit ni bakkan du fi rot tey ci li nga xam ne am na fi loolu ñu ko koy sante bu baax a baax tey jii toogaay bi ñu toog bi bu doon suñu sago lii bu muy xew mu fekk ñu fi ñun bañ fi fekk ñi nga xam ne ñooñu la yàlla tudd ñu liggéey ak ñoom parce que yéenewuñ leen ko yéenewuñ leen ko tey jii bu desoon rek ñu ñëw jël ay bakkan ñu ñaan ñun mu fekk ñu fii bañ fi fekk keneen loolu muy beneen bi ñu ngi sant yàlla ci nawloo bi nga xam ne suñu mbokk usagers yi en général muy suñu auditeur suñu téléspectateur suñu internaute nawloo nañ ñu ko di sant suñu ay kilifa yi nga xam ne bi lii xewee muy président conseil d'administration monsieur Youssou Ndour muy directeur général groupe bi muy Birane Ndour muy yeneen kilifa yu nekk ci parce que dégg nañ leen nag ak ñun avant ñoo ñëw déjà yàgg nañ ci yoon bi parce que dañoo ñëw ba jege dëgg ay policiers téye ñu ci yoon bi ne ñu mënu leen egg foofu te ku ñu bàyyi woon ñu ñëw waaye ñoom ñoo ñu téye nañu bu leen demagum ba heure bii nii la ñuy doog a egg waaye yàgg nañ ci yoon bi di masaw suñu naatangoo yi nekk ci immeuble bi yépp muy l'observateur muy administration techniciens yi journalistes yi muy agent de sécurité yi nga xam ne ñoom ñuy nekk en première ligne lu mel ni bu amee di masaw suñu naatangoo ak suñu collaborateurs yi nga xam ne yàqule nañ fi parce que ku ñëw fekk alalu jàmm xamoo sax ku ko moom faf parce que mënoon na nekk alalu ku neen yow xàmmeewoo ràññeewoo ñëw rek taal loolu ñu ngi leen ci masawu waaye tamit ñu ngi gërëm parce que loolu il faut ñu def ko El Hadj Assane gis ngeen ñi def nii ñu ngi leen di gërëm yal na leen yàlla fay lu gën li ñu def yal na leen yàlla fay lu gën li ñu def nii yal na yàlla delloo si seen xel amiin yal na yàlla delloo si seen xel amiin ba pare nag delloo si jàmm ci dëkk bi amiin li nga wax nii yaakaar naa mënoon naa si bañ a teg dara waaye dama bëgg seede ci li nga wax li ci ni ñu liggéeyee fii tey ci suba fan yi weesu yëpp yow yaa ñu may ñu def suñu réunion rédaction nga wóolu ñu si yow tamit bu ñuy def rédaction fekk yaa ngi jàpp leneen feneen foo xam ne ñun mënuñu si jàpp boo paree nga féexal ñu pour ñu liggéey si suñu vraiment tranquillité gis nga fan yi yëpp chaque matin bu ñu ñëwee dinañ fi wax werante fi exigence professionnelle boo xam ne ku nekk si ñun yaa ngi xool gis nga li ñuy wax aller au-dessus de son esprit loolu mooy conscience de soi moom mooy nga mën a détaché wu ci yow li nga doon
di xool sa bopp mel ni da nga dédoublé wu ngay critiquer sa bopp loolu dañ koy def ñun suñu biir ba pare nag di xoolante ci bët di critiquer li ñuy defe musuma gis rédaction boo xam ne nii la exigeant yi dañu wax bay xuloo teg ko ci lan est-ce que li ñu def li méngoo na ak suñu charte yoonal bi liggéey bi laaj yoonal liggéey bi tous les jours ba mooy yi ñuy utiliser parfois sax nga tooñ nit ne ko wax fenn bi nga waxee lii est-ce que nekkul ni sax inconsciemment da nga xalaat lii wala ñu wax ci lépp nag fu muy mujjee moom mooy est-ce que nous avons été professionnels gis nga question bi mu lay laaj nii damay jël Anna Rocha seede tey ci suba dañoo ñëw lii dafa mel ni daf ko géntoon moom teg ko ci table bi ñu wax bi ñu waxee dama ko presque gëdd ne ko Anna est-ce que yow jàpp nga ni yaa ngi def sa liggéey lu mu waree teg ko ci charte yi teg ko ci yoon mu ne ma waaw ma ne ñi des ci biir salle de rédaction bi yëpp est-ce que am na kenn ku yaakaar ni mu ngi liggéey te tegu ko ci yoon ñëpp ne ma ñun de ci suñu akulaay taala li ñuy liggéey ci yoon lañ ko teg te ñu ngi jéem ay biais inconscient sax bañ a yàq suñu liggéey ma ne leen gannaaw ñun ñëpp jàpp nañ ni li ñuy def liggéey professionnel bu ñu tiit dara ba tëddee dara ku nekk bu demee këram bu tëddee nelaw am na lu ma wax loo xam ne man ci sama bopp sañu ma ko waxaat fii parce que suñ ko waxaatee fii ñu ne ma da ngay tëkku yàlla sax ma bañ ci ñëwaat lu mu ci mën ci doon gis nga dëkk bi dañ ko bokk dëkk bi dañ ko bokk war ko defar mu jëm ci kanam te ku nekk nag fi nga féete nga am ci waar boo war a bay nañu fexe ba ku nekk bu ñibbee tey si guddi bu tëddee ne tey jii bi jant fenk ba muy sow ndax def naa lu may jëriñ sama njaboot jëriñ samay waajur jëriñ samay mbokk jëriñ sama askan jëriñ sama communauté jëriñ sama dëkk surtout am na ñoo xam ne dem au-delà est-ce que jëriñ naa sama continent sama xeet sama der waaye lu mu ci mën ci doon sant yàlla bu baax a baax ñu ngi masawu ñu fi fekk fitna bu ñu teg seen kaw yàlla bu leen ko yàlla tegati amiin yàlla bu leen ko yàlla tegati ñi ci ñàkk dara yàlla na leen ko yàlla remplacer la ngëneel lu gën li ñu ñàkk fii amiin Sénégal nag yàlla na fi yàlla indi jàmm remarqué nga ni dugguma ci ay dossier dugguma ci ay parce que Sénégal bi moo ëpp kenn ku nekk si ñun boo ñu boolee ñun ñëpp Sénégal moo ñu ëpp Sénégal moo ñu sut Sénégal moo ñuy gën a yàgg dinañ dee bàyyi ko fi bàyyi ko ak suñu ay doom yàlla na fekk Sénégal bu ñu bàyyil suñu doom Sénégal ay nit njaay lay nekk ay ñoo xam ne dañuy jëfandikoo seen xel bañ a topp seen xol doon ay nit ñoo xam ne dañu réfléchir balaa ñoo def ñoo xam ne dañoo ànd ak seen sago ñoo xam ne dañoo nawloo seen réew ñoo xam ne dañoo bëgg yokk te ci seen réew bëgg yokk ci seen bopp bëgg yokk ci seen askan dañoo bëgg réew mi benn réew bañ ko raw ci Afrique de l'Ouest ci Afrique ak ci adduna bi parce que mën nañ ko am nañ intelligence bi am nañu ressources yi am nañ xel bi am nañ xol bi mu des nag nañu yar suñu ay doom surtout bu ñu yaree suñu ay doom yar suñu bopp noot suñu bakkan def suñu liggéey di xëy di gontu di jëf parce que nag boo jàngul boo liggéeyul ba pare di si boole loo xam ne bokk ci boo àndul ak sa sago di nga def loo xam ne boo rusul say mbokk dinañu rus donc encore une fois tey jii du waxu safaan du waxu luy féewale waxu luy defar yàlla na yàlla indi jàmm yàlla na yàlla delloo si xel yàlla na yàlla yokk Sénégal yàlla na yàlla defar lépp nii te ñu bàyyi xel bu baax a baax ni réew mi moo ñu ëpp importance nañu fàtte suñu bopp gis nañu ay réew ñoo xam ne nit dafa sacrifier bakkanam parce que xam na ni xëy na bu ko defee mu jëriñ réewam
bu ñu topp nag suñu bakkan bay def loo xam ne suñu bakkan rek a ko tax a jóg. wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf Souleymane Niang directeur information bu Futurs Médias ñu koy gërëm di ko jaajëfal. Souleymane am nga baat bu am solo boo xam muy sago dafa baax ci nit yàlla njàll di may sago saa su ne vraiment di saluer sa pertinence macha allah professionnalisme gi li nga seedeel rédaction bi également je pense que métier bi yàgg nañu ci macha allah boobaak léegi ca nit ñi mësuñu gis lu nuy xeebee te loolu li ko waral mooy respecté leen ñoom parce que ay nit boo leen wegee toujours da ngay xool sa toogin ak sa taxawaay ci penc mi vraiment ñu ngi gërëm ñëpp toute l' équipe tey jii ñu fi fekk Hadj Ndate Diop ak Makumba ñoo leen magal Aba gis naa ko mu rappliqué ndeysaan ak fekkoon na fi kolos naata ngoom Abdou Diouf Junior Abdourahmane Kader Lo ku ma xàmmewul Ablaye Diop ak Maysa yéen ñëpp jàngeen jëf waaye ñu gën a gërëm nag la police nationale et la gendarmerie nationale l'armée sénégalaise wax dëgg yàlla tey bi ñu ñëwee fii gis nañ seen taxawaay métti na ñoo xamante ni ci subaak léegi ñu ngi ci terrain bi tenue bi daal yi rangees yi bagage yu diis yi te loolu dama ci profité ñaan sénégalais yi ñu gën leen a jàppale xam ni takk der yi seen kaaraange rek ñoo leen tax a jóg te takk der yi ay sénégalais lañ comme ñun ay Modou Ndiaye ci nekk ci Ablaye Diop comme ñun donc tenue bi moo ñuy wutale te ku nekk mission bi également wutale ñu kii di journaliste kii di jàngalekat kii di alkaati waaye je pense que bu nu fàtte ni c'est la même famille sinon ni ko Souleymane waxee da nga fi def loo xam ne ëllëg di nga ci am kersa mais daal mention spéciale à la police nationale la gendarmerie ak l'armée yàlla fay leen Souleymane ci sàmm leen ndax nii nu bàyyee suñu njaboot ñëw fii tey ñoom noonu lañu bàyyee seen njaboot ci subaak léegi ñëw ci njaboot yi mën nañ dem bay séyanteeg takkante xam nga Souleymane Sénégal dafa am des détails importants yoo xamante ni penc mi démb ak bërki démb moo lañu xamoon ne ay valeur bu ñu dara jaral ni ko fiy jëlee bu ñu benn idéologie wala benn toppandoo bitim réew wala benn mouvance tax ba ñu jël suñu valeur fondamentale yi mu am ci réew mi suñu mag ñu baax ñi tarixa yi bul jàngi àddina ba penku ba mu sësee ba wàññeeku ba tax nga xeeb tarixa yi parce que li ñu fi def Souleymane ay exploit la yow bu ñu la nee Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul maam Limaamul Mahdi ku lim juum nañ daan defee seen jihad Souleymane ca bal tàkkul char de combat génnul ba pare ñu ba fi ay junni macha allah ak ni ñu ñongalee umma islam bi loolu xam nga ni may bu yàlla la ku am ak may mooy ni taxawee nañ fexe ba mériter cette dimension là man je pense que c'est l'occasion parce que nag te nu mooy suñu toogaay ndax dafa am xeetu toogaay yoo xamante ni ak ñàkk yar boo xamante ni ñàkku teggin ñun bu ñu koy doxalee suñuy kilifa dootul nu ñime boo gisee ñu naan woy sëriñ si duñu wax mais ñoo yey noppi boo amee njaboot bu ñàkk kersa da nga leen di ragal donc parce que kenn bëggul ku la toroxal tey ji Souleymane am na xale yoo xam ne même à notre petite dimension dans le métier dootu sañoo leen a critiquer ñu bind léegi papier yi sax nga critiquer leen seen liggéey ay journaliste gën la féete ndaw ñimewoo ko ndax nit ñi nu nuy mel gis nga am na yoo xam ni kenn ñimewul seen jikko kooku beral ma ko sama bopp ñun ñëpp laa ko jagleel nanu fexe toogee ci penc mi noo xam ne kilifa yi daal ñu ñeme ndax kilifa yi la ñuy seen di nga aju ca kaw doo ko gis waaw ndax fa day wéet ak seen borom yaa nga lekk sa ginaar ba sa biir fees di nelaw mbaa nga nekk ca leneen mbaa nga fanaanoo di noon sa ka tëbaka dal ñoom nanuy wéetoog seen borom doo ko fekkee la ñuy seen mënoo fexe ba seen ko ak nu àddina mën a tëddee nag man maa la waxal li tey waaw ca Sénégal nag léeg-léeg ñu doxee noo xam ni léeg-léeg ñu jël suñu ndab li di ko këpp ka di ko sàggane ba ma ne Souleymane bu nu amuloon ñaan xaw ma fu nu jëm ku ne ñaan amu fi waxoo li ne waaw kon wax dëgg yàlla ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi may wax ni Alaaji Daawda Diouf mu ngi ci ligne bi sëñ Babacar xam nga comme 5 heures la fii ne ca moom dafa mu dëkk daa cate Babacar daanaka du Dakar waa ma nga ca fu may bañ a tudd xale itam ñëw bëgg a dem foqarti breeram Alaaji Daawda moom xam naa ni sa biir bu rëy bi bu la fi attaqué fekkoon tey maa ngi lay ziar Daawda di am mbégte jël la en direct waaye maa ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf moment yi wër naa ñu fekk foofu wër naa fu nekk. waaw wala ku ma indi mais xam nga comme. dëgg la ak xataayu dëkk bi waaw amul parce que bu ma sañoon li dal sama naataango yi foofu fekk ñu fa. ndax du tey du démb ñaata nit ñu attaqué. ñu resté professionnel. maa ngi nuyu sama directeur Souleymane Massaw ñi nga xamante ne yàq nañ seen oto. ak ñi nga xamante ne tamit seen fit dem nañ ndax xam naa ne man instant bi sama téléphone ñëpp a ngi woote. imagine ñi gontu seen jabar yi ñu bàyyi seen kër ak seen jëkkër yi seen doom yi. mais ñoom ñëpp ñu ngi sant waaw pour les rassurer vraiment seen soxna yi seen doom yi seen papa yi seen yaay yi suñu borom day toujours lu gën lay def
yàlla nag yàlla moo def moo nu gën. parce que nag vraiment kuy wax sur média. waxuma la RFM bi nga xamante ne depuis 2003 ñu ngi fii. mën nañoo reprocher lépp ba mu des Farfène. ñun dem nañ ci université El Hadj Assane ñu kayaat suñu oto. terewul ñuy dem université dem def ay reportage. dem nañu kër Sonko. ñu dàq ñu. terewul suñu ñuy dem foofu dem ay reportage pour être professionnel. bu nu woon ñeneen xëy na danañ ne comme attaqué nañ ñu dootuñu demati. mais terewul dañu fay dem di équilibrer information bi. dëgg la mun nañu RFM moom ku waxal sa bopp ku waxal sa diggante ak sa yàlla rek xam ne bu ñuy wax rajo professionnel. vraiment ñoo fa nekk. loolu moom duñ ko mos a wane dañu ne ba information bi ñu tànk bu ñu joxe woon bu ñu nee dañoo rey nit nga yow sa bopp yaa def yiw. conditionnel bi. càmbar ko ba mu leer la. waaw nee nañ leer ñu ne leer nga waaw parce que bu ñu joxe information bi ne RFM ko joxe. fekk du information bu dëgg. réseaux sociaux yi chaque jour ñu ne la def nañ ñii. mais du tax ñun on est resté très professionnel. je pense que la bataille c'est ailleurs. c'est pas agressé ay journalistes ay techniciens ay chauffeurs ak ay gardes moo tax ñuy dellu ginnaaw. te dañu gën a mën def suñu liggéey sur le plan professionnel. woon ñi attaqué woon ak ñeneen ñu yónni ak ñi commanditaires yi ne leen. te dañu gën a nekk professionnel. on reste professionnel. dama la bëggoon yokkal tuuti. gis nga man dama lay wax sama expérience bopp. man maa ngi ci kër gi depuis 2 ans maintenant yàgguma fi wax dëgg yàlla ci ñi mujjee ñëw laa bokk. président conseil d'administration Youssou Ndour gëj naa ko gis depuis avant 31 décembre 31 décembre la ñëw fii ci studio bi. man ma jógee interview palais de la république bi ma egsee fii ma fekk ko ci biir studio bi ma demee dugg di wax ak samay collègues yi bi ma génnee fekk naa mu dem. boobu ba léegi tey ci guddi la ñuy doog a wax. dëgg la mooy tey ci guddi dañuy doog a wax ci situation bii. dëgg la te nag mu taxaw ci. discrètement. mais efficacement. dëgg la. avec l'aide de la police et de la gendarmerie. nga xam ni après li ci El Hadj Assane wax ma yokk ci ni vraiment ñu ngi leen di remercier. il faut remercier mën a yem. beneen bi moom mooy gis nga nañu wegante nañu respectante. gis nga parfois di nga njort dara ci nit fekk newul ci nit ki xëj na yow yaa am loo war a changer ci sa bopp. parce que nag booy nax sa bopp rek da ngay réer. gis nga sa xel boo ci jàppee lu dul dëgg. nga ci ancré wu di continuer di ci ancré wu di nga dem ba yaakaar ni dëgg la. bu boobaa da ngay nax sa bopp. loolu tamit bokk na ci. problème yi waaye lu mu ci mën ci doon. professionnalisme moom fii kenn naa table wu ko. fii. kenn naa table wu ko. man mii nag mën naa ko seede. man mii fi mujjee ñëw parce que dama ko fi fekk ñi fi nekkoon bàyyi ko fi. bi mu ñëwee mu gën a yokk encore parce que chaque jour fii nga gis nit ñi ni ñuy yokkee. nu ñu remettre seen bopp en question. ci liggéey waxuñu kenn ku neex def lu ko neex. waaye gëm naa ni sénégalais yi ñu dégg. di ñu seetaan di ñu liir xëj na boo gisee tamit ñu ñuy seetaan di ñu déglu di ñu liir am na lu ñu soxla loo xam ne ñu ngi leen koy jox. en termes de pertinence de l'information. pertinence sociale. li ñuy wax ndax mu ngi jëriñ nit ñi. ndax mu ngi leen di yee. ndax tamit ni ñu leen koy joxee anam yi. méngoo na ak charte yi. est-ce que équilibré na est-ce que ñu ngi def suñu liggéey. ça c'est très important que nit ñi. di ci bàyyi xel. lu mu ci mën ci doon. El Hadj Daouda neewoo fi waaye dafa mel ni yaa ngi fi te ñi fi nekkul ñëpp xam nañ ni seen xel mu ngi fi tey kenn tëddul kenn nelawul ñii mën rek ñii jege woon man mi balaa ñu attaqué rajo bi dama fi romb 15 minutes avant laa fi romb gis xale yi di xeex ak di jàmmaaroo policiers yi fu sorewul fii ma wootee rajo bi ne leen moytu leen xale yaa ngi xeex ak policiers yi sorewuñu fii li ma daw 5 minutes 10 minutes laa daw dégg ci rajo bi ñu naan ñu ngi attaqué rajo. xam nga donc yàlla moo may chance. ma tolloon foo xam ne mënoon naa dëpp ñëwaat. waaye xëy na mënoon na ma fekk foo xam ne. doo mën a rappliquer. donc xam nañ ni ñëpp seen xel a ngi fii. te ñu ngi leen di jéem a représenter fii tamit. te ñëpp xam nañ loolu. dëgg la daaw dañu ngi lay gërëm vraiment. merci. incha allah jërëjëf Hadj Daouda vraiment nattu la yàqu-yàqu yi bari nañu vraiment mais sant yàlla
waaw ndax bi ma ñëwee gis sama gars yi sain et sauf ni ko daaw da waxee mais il faut également déplorer yàqu-yàqu yi vraiment ñaaw na rafetul xajul suñu diggante xaaj ndate ginnaaw ba fit bi delsee ndax Makumba moom seen ko fi yëpp mais xaaj ndate def naa ni ñu gërëm la nit ko waxee suñuy soppe yi njëkk muy auditeurs yi d'abord ndax ñoom daanaka famille bi benn la léegi waaye gërëm la police la gendarmerie gërëm suñu kilifa yi kër gi PCA président Youssou Ndour monsieur le directeur général bi nga xam ne moom it kenn jiituwu ko fi Hadj Assane directeur ñu lay gërëm di la jaajëfal di gërëm directeur Souleymane di wax rek ni suñu xel day gën di dal ñun parce que lii man ñun la fi fekk sànq yaa ngi koy wax Ndate Makumba moo leen magal ak xale yi ñoo fi nekkoon mais bu ñu gisee taxawaay bi ni ngeen mobilisé wu ni direction générale mobilisé bi mbir mi amee nga woote bëgg a dugg ligne bi xaw a jafe Souleymane wax na ko 15 minutes avant lii di am woote na alerte ni ñu def leen ndànk ndax li ma gis muy romb ci justice bi ak Médina bi booy moytuwul dina egsi ci kër gi dafa daaneel mbir mi am mais bu ñu gisee taxawaay bi ñun ñi nga xam ni mu ñun la fi fekk ak xale yi nga xam ni ñoom la ñu nekkal ñu gis taxawaay bi ngeen am suñu xel dafay gën a dal alhamdulilah parce que dañuy xam ni am nañu gannaaw te yoon wi ñu nekk yoon wi ngeen ñu teg ca la ñu nekk dëgg la yoon woowu moom mooy lan li ngeen di def ñu topp ci seen ginnaaw di ko def te loolu moom mooy lan Souleymane wax na ko professionnalisme dafa nekk loo xam ne nii dafa am solo te Souleymane nee na du ko nattable fii ci kër gi te loolu man mën na maa kitaabu nii wax nga ko sànq Youssou Ndour xamul lu ñuy liggéey xamul élément bu ñuy def xamul suñu menu xamul lan la ñuy togg ci suñu biir production pour man ko teg wala mu ñàkk ko bañ a wax moo tax nit ñi bu ñuy interpréter bu ñuy wax ku nekk dañ lay bàyyi ak sa bàmmeel mais ñun ñuy liggéey ñàkk a xam rek ñàkk a xam nañu li ñuy liggéey xam nañu aussi ci yoon wi ngeen ñu teg ngeen nekk fekk ni ñun ngeen ñàkk fee bañ a nekk ñun ñi fi nekk si néew dañuy leer ni yoon wi ngeen ñu teg bi ñu rédaction bu Groupe Futurs Médias teg commencé par de la direction Babacar ak directeur ba ñi nga xam ni ñoom rédacteur en chef ak ñëpp fii damay wax ni l'équipe technique Alioune Badara Diallo Pape Dia ak njabootam ndax xam nga ñoom techniciens yi dañuy kaas nag RFM ñoo yor li ëpp solo ci liggéey bi nag dama lay wax ni nag RFM les techniciens sont les gens formés parce que dañuy wax naan fii formation la mais da ngay gis journaliste bu toog bu lire papier technicien moom moo koy joyanti moo naan ko def nga erreur démb dégg nga Ablaye Diop ci terrain bi ba ci ngoon bi ba ci ngoon bi ba ci guddi gi moo ñu nekkaloon Médina ak li ci wër macha allah ak des informations yoo xam ne nii ci suuf yu mu doon joxe xaalis la da ngay xool tey jii animateur teel la ay manette parfois journaliste toog teel la ay manette parfois technicien bi defal la élément te rax ci tool da nga naan wàccoon nañ ci suba fajar lañu xëyoon wàccoon nañu ñoom ñëpp di dégg ñoom ñëpp Ndoye Bane Abdoulaye Der Papa Abdoulaye jàkkaarloo ñi woote ñëpp dañu bari macha allah Seynabou Sow bu RTS moo suma xarit loolu di wane rek ni tous les confrères directeur ñu ngi gërëm ñëpp sant yàlla lañu xaalis ndax yaa ngi wax lu am solo ci professionnalisme bu RFM damay dem au delà bu Groupe Futurs Médias laay wax ca Sénégalais yi xam nga ne dañoo am fulla ndate bëgg lu baax c'est pas pour rien groupe bi rajo bi internet bi journal bi télévision bi macha allah je touche du bois di nekk toujours numéro 1 ay ati kooku bu ci professionnel amoon bu ci influence amoon wala manipulation Sénégalais yi ñoom am nañ fulla am nañu xam-xam voilà en tout cas daal di masawu ñëpp di dalal xel yi tamit njaboot yeeg ñëpp leen wax ni ñoo ngi ci jàmm ak salaam alhamdulilah amul kenn koo xam ne am na fi gaañu dëgg la dégâts matériel moom moo fi am ak li ñu saax-saaxee lii di immeuble bi dëgg la waaye loolu mën nañ ni yàlla mi ko joxe woon dina ko joxe wax di masawu ñëpp alhamdulilah ñëpp jërëjëf xëj na benn kàddu bu mujj rek gis nga xale yi def ni bu ñu leen fàtte bu ñu leen fàtte gis nga li may wax nii yombul parce que ku la pes nga téye loxoom ne ko xoolaatal sa bopp yombul dëgg la parce que da ngay bëgg dóor yow tamit loolu grandeur la waaye nañ leen ñaanal
nañ leen ñaanal ñaax leen ñu delloo si seen xel. c'est important nañu ñibbi seen kër gis nga il faut ñu expliquer leen parce que ay xale lañ. gis nga ñi ñuy gis ñu manifester ci man li ma ci gis as tuut ak liñ ci dégg ci témoignage liñ ci gis ci ay photo ay xale yu ndaw li ci gën a bëri. dëgg la ay xale yu ndaw. ay 15-20 ans ay écoliers. ay lycéens. ay collégiens ay ñoo xam ne xëy na jànguñu waaye ay xale lañ. topp mbir mi il faut ñu wax ak ñoom. lii opportunité la. bu nekkee ñu ñu dégg. dëgg la nañu delloo si seen xel. nañu sàmm seen avenir. nañu xool li nga xam ne moo baax ci ñoom. nit day bëgg lu baax. dëgg la nit da ngay bëggal sa bopp lu baax. boo gisee ku lay defloo lu bon nga am fulla bu toll ni nga préféré li baax ci yow. nga bàyyi lu bon li nga xam ni ci loolu lañ lay dugal. xale yi loolu lañ leen war a ñaax. war nañ leen ko ñaax ci biir famille yi. war nañ leen ko ñaax ci école yi. war nañ leen ko ñaax ci daara yi. war nañ leen ko ñaax ci université. war nañ leen ko ñaax ci mbedd bi. les aînés. nañu wax ak xale yi ñun ñii am chance. nga mën a wax ci benn micro. ay junni nit voire des centaines de milliers de personnes. et parfois des millions de personnes mën la dégg. nañ ci profité. ñaax parents yi. ñaax aînés yi. ñaax xale yi. nañu delloo ci seen xel. xool lu baax di ko def. xool lu baax di ci dox. xool nit da ngay bëgg lu baax ci yow kan moo bëggul. am liggéey. am ay ressources. loo bëgg yóotu ko jëndal ko sa bopp. loo bëgg sol nga utal ko sa bopp. fenoo ko sàccoo ko. agressé woo ko attaqué woo ko ay nit et cetera. loolu xale yi nañ ci delloo ci seen xel nañu def seen introspection. ñu xool bu baax. man bañu ma xeex de. bañu ma xeex. parce que àdduna dafa am foo xam ne xeex dafay war. dëgg la waaye booy xeex. xeexal sa xeex. nga xeex lu ko jar. nga xeex loo xam ne dangay xam lan la. man nag du ma xeex lu ma xamul. man mënuloo ma xeexloo xeex bu ma xamul. mën naa la xeexal nag. waaye da nga naan ma Souleymane. dama bëgg nga xeexal ma lii. soo ma ko jaralee El Hadj Assane. ma teg ci sama bakkan. waaye nag boo ma nee Souleymane dama bëgg ñëw rek nga topp sama gannaaw fu ma dóoree rek nga dóor fa. kooku du ma ko nangu. kon nañu delloo si xel yi. nañu waxtaan ak xale yi. xale yi tamit nañu góorgóorlu. xam nga baax du wees. erreur tam day am. dëgg la lu mu si mën ci doon. nañu xoolaat seen bopp. jéem a xool nan la ñu réfléchir ci li ñuy def ni avant ñu koy def. peu importe lu ñuy def après. waaye yàlla na fekk li ngay def ni da nga ko xalaat ba pare. ba mu wóor na lii da nga ko war a def wala lii boo ko defee doo ko rëccu ëllëg. donc loolu tamit appel la boo xam ne bëggoon naa ko lancer xale yooyu. am na solo Souleymane ñu gërëm bu baax monsieur directeur bu CESTI Mamadou Ndiaye ku ne CESTI nag ne daara ji nga xamante ni fa la ñuy tàggatee journaliste ak professionnel de l'information et de la communication ak ñëpp vraiment ku lim juum auditeurs yi ak soppe yëpp waaye defe naa ni tey jii su weesoo RFM xam naa ni vraiment jàmmi Sénégal moo primé ci lépp te loolu xam naa borom kër gi dina ma ko nangul ndax moom taxawee na ko nu ne woy na jàmm bu Sénégal au delà bu Afrique defe naa ni taxawee na nu ne moom président Youssou Ndour kon jàmm joojee ci la lépp xaj li ñu fi wax yépp ci wàllu gën a taxawee sunu diine tal sunu njaboot tal sunu wér-gu-yaram tal sunu mbokkoo dafay fekk ñu am jàmm kon defe naa ni il faut qu'on en profite daal di ñaan vraiment waa Sénégal yëpp rawatina la jeunesse ni ko Souleymane waxee ku ne am nga sañ-sañu far ak kala neex am nga sañ-sañu ñaan ak yóotu la neex am nga sañ-sañu ko bañ résister mais dafa am ay anam résistance dafa baat yi dafay am yenn saa ay connotation très agressive ba nga xam ni dañuy foog ne mais yooyu yëpp ay xeeti waxin la nit war nga mën a gis aw doxalinam nga ne ànduma ak na muy doxale proposer saw doxalin débat yi doon ay jongante xalaat loolu aussi mag ñi ñoo war a joxe le bon exemple parce que xale yi léegi aussi loo ci mën ci dégg Souleymane bu ñu gisee ces temps derniers mag yi Sénégal yenn ñi ni ñuy waxee ci rajo télé yeeg yooyu débat yi di saagante nga xastante boo liiree journal yi da ngay ruus sax léeg-léeg booy def revue de presse da ngay yéemu sax am na loo xam ne yow rus nga koo jàllale yow masa gone gi parce que xale aussi day toppandoo mag rek donc mag ñi tam war nañu xoolaat seen bopp ndax nag mag day yaru
gune di yaru waaye gune day yaradiku mag di loolu kon vraiment mais loo ci mën di dégg l'un dans l'autre Sénégal gii danañu ko fay baal ci anam yi gën incha allah dinañ ko ba ci anam yi gën waaw parce que lu ne gis nañ ko fi mais bu kenn foog ni réew mi mën nga koo taal waaw ku ne bu kenn foog ni réew mi mën nga koo yàq du ci benn fànn nag du sur le plan religieux du sur le plan culturel du sur le plan politique parce que bu ñu daan wax ay Lamine Gueye Blaise Diagne mu ngi nii tëdd à côté Blaise Diagne ku ne xam nga ni yóbbu na turu Sénégal fu ne kon nit ñi nañu gën a humble waaw humilité mooy tax ku ne xam ni war ngaa wàccat ku ne yàbbi la nga sexoon as lëpp te berlu ma ko kenn waaw suñu kilifa diine yi suñu kilifa aada kilifa politique yi vraiment ñu baal ñu ñaan leen waaye son excellence le chef de l'État moom it ñu baal ñu ñaan ko ndax nag moom la yàlla def mu njaboote ñëpp c'est pas pour rien qu'on dise en français le numéro 1 sénégalais donc loolu ak mayu yàlla la macha allah yàlla moo koy dogal ci anam yi mu ko dogalee waaye ci diir ba mu koy dogale ca nag yàlla lu mu dogal dindi ko ci mu gudd mu gàtt diir ba mu ko tànnal nit dina ko def ci bopp réew mi dina ko fi nekk ndax Abdou Diouf nga ko foon Ablaye Wade nga foon ca keneen di daf fi ne ëllëg ñoom it ñu ngi leen di ñaan ñu xamee ko ni waaw c'est-à-dire mission boo ko yoree sacerdoce sa xët-xët yépp ci bàyyi fi aw woy la war a doon muy métier bu ndaw bii may def di leneen man je pense que loolu ñi lay liggéeyal ñi lay jàppale ñi lay conseiller ñoom it buñ dee gor parce que gor mooy lan Souleymane nga am cër bu rëy dénk ma sa lëf man ma def ba nga am ndam yow waaw c'est-à-dire que guddeeg bëccëg man du ma xool nu may toogee sa place du ma xool nu ma lay wéqe du ma xool nu may ne Souleymane yoon bii de dafa sedd jaar fa nga tàbbi ci kàmb et cetera damay xool nooy amee ndam ca yow cër bu yaa ba nga ma dolli cëral yow nooy def ba ndab la nga yor yow ca jox ma ca ñaari wala ñetti dank ndab la mucc loolu mooy yëfi nit loolu mooy yëfu gor donc c'est pas parce que dañ ne politique rek li may wax ni bari na moo kenn le pouvoir l'opposition la société civile non gënuñ fi muus kenn amu fi benn stratégie wala benn xeetu defin politique wala benn réflexion machiavélisme xeeb suñu bopp rek suñu maam yi dañ fi réfléchir bàyyi su ma déggee kuy def ay citation di tudd ay nasaraan man wax dëgg yàlla dama naan kii dafa réer ndax waxin wi moo wuute rek mais sunu maam yi sunu aada wax na lu gën di ñooñee wax te bala nga ko xam nga jàng français Souleymane jàngal anglais jàngal œuvre bu la neex jàngal écrivain anglophone francophone bu la neex nga ñëw teg ay kàddu yu Seydi Hadji Malick nga ñëw teg kàddu yu Mame Cheikh Amadou Bamba xoola du benn sax waaye fii ne comme xeb nañ suñu bopp boo waxee wolof sax boo duggee ci bureau yi sax laa ko tubaab duñ la fay bu baax complexe yooyu la ñu war a rey yooyu ñooy les véritables combats décomplexer la jeunesse sénégalaise décomplexer n'est-ce pas nos économistes décomplexer nos médecins ñu dul leen dooleel wax naa ko bërki démb que quand on parle d'expertise ñu ne dañu am complexe tubaab bi ma ne mais suñu kilifa yi jiitu ñoo war a dooleel suñuy experts médicaux ku ci feebar toog fii faju boo feebaree jël avion dem lu ñuy def ba duñu am complexe tubaab bi et cetera yooyu mooy les véritables combats à mener mais pas di saagante suñu biir ca mën nañ fi xastante suñuy doom CND waaw donc vraiment pour bañ a guddal wax ji ñu ngi leen di gërëm di leen xamal ne àddina tukkiwul waaw dara xewul ay nattu la yoo xamante ni moom àddina ànd am mag bu baax daan na wax yàlla bu safaan naree ñëw bu la bëggee day dal ci sa alal waaw comme dal na ci suñu alal dalul ci suñu njaboot alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Souleymane ñu gërëm vraiment tous les responsables de la maison encore une fois vraiment di ñaan nga dellu ci jàmm. wax dëgg yàlla boobu ba léegi arrêté wul. dégg nga suñu téléphone yi ni vibré. dinañ gërëm ñiy bind. ñiy woote ñiy jéem a woote. dëgg la muy yow di keneen ci kër gi. vraiment yëg nañu aussi que ni kër gi. vraiment nit ñi am nañ ci cofeel. dëgg la waaye nag tàggoo bi. mooy incha allah bu ñu génnee studio bi. ñii di liggéey. fi ñu tegoon liggéey. fa lañ koy delloo. maa la ko wax bu ëllëgee dañuy xëy. maa la ko wax ñii dem fii ñii dem ci télé bi. ñii dem ci rajo bi ñii dem IGFM ñii dem Record. ñii dem l'Observateur ñii dem fu mu mënti doon ci kër yi. fu ñu tegoon liggéey bi fa lañ koy teg. parce que nag du liggéeyu fen. bu doon fen la. ñu changé ko. maa la ko wax waaye gannaaw dëgg nangu. incha allah ci la ñuy continuer ci la ñuy continuer bu soobee yàlla. incha allah dellu jàmm Souleymane. jërëjëf maa ngi lay ñaanal vraiment waaw mais.
suñu collaborateur yi. très bien ancien enfant de troupe nga mais xam naa réflexe yi ñàkk nga ko boo gisee attroupement waññi pour Souleymane mbokk yi ñu ngi gërëm sant di ñaan jàmm ci réew bi te ni ma ko waxee jàmm rek moo fi am waaw fi moom nit ñëpp dañuy dem waaye Sénégal a fi des jàmm Sénégal wooye suñu maam yu baax yee fi des ak koo mën a doon yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp